maa ngi ja exercise ëpp na semaine wala mu mat ko. I've not been exercising for a long time, guys. 1 week. Oh no. Need to exercise today no matter what. And the ground is wet. But I'm still gonna exercise. The ground is wet. It was raining. xamal lii lu mu ku dem day xaj la lii fa mel ni day xaj la de lii fa mel ni lii day xaj la tubaab bi la xajam yi suma dëkkandoor bi la xajam yi fa mel ni lii day xaj la nag xama day lan waaye fa mel ni fa fi yàgg ba wow waaye fa doon taw ci kaw nii laay def ndax yàlla su ma ko dëggee ndax yàlla su ma ko dëggee parce que mën naa am su may entraîné ma ñëw fii waaye danaa jéem a xem fii rek mbaa jàmm ngeen fanaan alhamdulillah tapoté leen vidéo yi maa waroon a xëy tey létti waaye borom fa ko cancel ba suba laay létti mën naa xëy sa entraîné pare soog a létti entraîné mi duma ko ba de ku foog ne may ba entraîné mii surtout suma noon yi foog ne ma koy ba xaajuma koo xaaja waaja ba tapoté leen vidéo bi te séddoo ko ndax yéen a ngi may dégg te jóg ñu entraîné jóg leen jóg góor walla jigéen jóg leen ñu entraîné léegi bu leen xaar soo waxee ne may xaar ba ci kanam doo ko def lu baax xaar rek lay bay lu baax looy xaar doo ko def jóg leen get up let's exercise get up let's exercise let's exercise you know my haters they thought I stopped exercising. They're gonna be happy for that anyway, but I'll never stop exercising. I was busy last week. That's why. I'm back again. As you can see, my voice still recovering from the fact that I was busy. And I went to London and I was selling in the park. And it was a big event and I was screaming, yes, man la amee xoolal dikk leen jënd. That's why my voice is like this, recovering slowly. But guys, jokes aside, tap and share and support the video so we can start the exercise. For anyone that want to learn how to get fit and strong without the gym or the hard exercise, come to me. I'll show you how to do these exercises that I'm doing. It's gonna change your life. Are you guys hearing me? Yéen a ngi may dégg? Yéen a ngi may dégg? Huh? Are you guys hearing me? Ndax yéen a ngi may dégg because téléphone bi nu mu taajoo. Hop. Yéen a ngi may dégg wala? Foog naa yéen a ngi may dégg de. Fa xaw a sedd nag. Yes, okay, no problem. Oy. Acha tapoté leen te seddoo ñu tàmbali. Why are you telling me, baby? I don't even know you. Asha, tapoté leen. Asha mean come on. So the grass is wet because it was raining and it's little cold and wet. The grass. But it's good, it's grounding. It's good for me. So guys, we're gonna exercise. Don't forget to tap and support the video so we can start. Bu ma waxee baby te xaw ma la di. Tapoté leen video te dimbali ko. Góor gu jóg di cot-coti ni bay wusi butu naan di wax ay bébé ka def yëf fa am jot acca so exercise yi ku foog ne banaa ko baxuma ko duma ko ba bu soobee yàlla tey sax maa ne woon duma exercise fa am ku ma war a létt mooy fi may tukki noonu di létt noonu waaye ko borom mu ne suba fa ko wecci suba ma ne ko sant yàlla ma exercise
fi mu ne nii suba jàmm laa koy létti su ma xëyee exercice ba pare soog koo létti noonu laay def su ma xëyee suba teel nii exercice benn waxtu def ko bu gaaw sangu dem létt ko du ma ñàkk a exercice de xam nga lu tax fi mu ne exercice yi bés yi ma ko mën a def mooy samedi dimanche altine wala àllarba bés yooyu laa dul jàngi su ko paasee alxames àjjuma ak talaata alxames àjjuma may jàngi aca tapote leen ma ñëw commencé ngay njëkk a fuddu ni ngay fuddoo nii la moo tudd stretch jërë ngeen jëf thank you tapote leen suma noon yi bugguñ ma entraîner suma biitam mbott bi suma noon yi bugguñ mu dëñ biitam mbott be tegee rege mu ngi dëñ nag hello my stomach is just a nightmare. It's going though, it's going guys, I swear. It's going but it's very slow because I love food and I don't exercise regularly. But I'm gonna continue exercising and I'm gonna continue maintaining how I eat. Like, I mean, trying to reduce my portion and trying to avoid too much rice and stuff. Too much unhealthy stuff. I'll try. I'm not gonna give up. I'll never give up. I'm gonna try. Okay, guys? I'm not gonna give up. I'll continue doing it, continue trying, continue. And, I'm getting used to it slowly now, So, guys, we're gonna stretch first. So, the stretching you do like this. Look at how I'm like Chinese. Yeah, Kim. I know how to do this, see? A lot of people don't know how to do this. Me, I'm flexible. Look at this. Imagine when I lose weight, I'll be more flexible. Asha, thank you. Asha is just come on. When you hear me saying Asha, that means come on. Come on, let's exercise. I'm waiting for you guys. Let's exercise. Yéen lay xaar. Jóg leen ñu entraîner yéen lay xaar. Jóg leen ñu entraîner yéen lay xaar. Asha jóg leen góor wala jigéen. Bul xaar soo nee di wax ne xaar tuuti ma sonn doo jóg. Man mii léegi suma yaram maa mu ma doon wax lu ma tëb ci peelu romb ko. Xaaral ma def lii xaaral ma def lii maa xiif nangam. Just tëb ci peelu soo paree lekk bul tëb rek lekk jógal léegi jógal tànnaa ndox te jóg lii ndox mu tàng la nga tàngal ndox ba mu tàng di ko naan bu ci def suukar bu ci def café bu ci def dara gi nga ko ndoxam neen ndox mu tàngam neen dafay tàng waaye du tàng ba doo ko mën a naan nga jaxase ko beneen ndox mu tàng bu xem nga xam ne boo ko naanee tàngoor yi da nga ko yëg fay seeyal sa graisse yi biit bi yëpp am telling you this ak yaram wi surtout biit bi surtout boo koy naan di entraîner ndox mu tàng mi barki Rasulullah taraay leen ko seet man suma biit baa ngi dem de démb tubéy ji xonq ji ma sol noonu sax ma koo gëj a sol ndax su ma ko solee bu yàgg bu ma ko solaan fay tengadd def nii fii waaye fi ne nga koy sol def nii mooy tubéy ji xonq ji ma soloon démb ci programme bi waaw ngi wàññeeku de tubéy ji sax bu yàgg bu ma ko jëndee woon bu ma ko solee duy def nii ñaar laa ci am bii size 16 bi la fi ne fay def nii yaa koy takk sax waaw beneen ba nga xam ne size 16 laa si amoon ak size 20 loolu yàgg na de ma ko fekkoon si sales yi Emanes fa baax coton la du yàqu ma jënd ci ñaari booba 20 bi moom laa daan sol mu comfortable comme ni bii mel noonu la 20 bi meloon ci man barke Rasulullah ci tubéy ji te xoolal fi ne 16 bi ni mel mbub mii sax li nga mbub bu size bi mbub bi X la benn X du X yi Afrique de X yi Afrique yi feñ mel ni extra small normal X yi X xoolal ni mel benn X bi xoolal ni mel de ñaari X laa daan sol ay ñaari xat ci gannaaw ba ma réewoon dëgg su ma buggee mbub mu luus nii ñaari X laa daan jënd waaw entraîner rek lekk yu baax oytu waaw tapoter leen ñu commencé so now we're gonna start the exercise
thank you jërëjëf. Are you ready? Who is exercising? Kuy entraîner bind leen ma seet. Oy kuy entraîner? Anyone exercising with me? So I know. Kuy entraîner na bind. Xaw ma lu kii di bind nii waagun Dran xaw ma Assane xaw ma lu mu bind Alassane ku dem góori Afrique yi traumatisé te dund métit yooyu te yëpp jigéen si la bokk di xaste ka def yi. So do you have to just drink hot water in the morning? Yes, until I finish exercising. Hot water alone, no sugar, no tea, no coffee, nothing, no breakfast, nothing. Intermittent fasting I'm doing after exercise before you eat. Because this exercise, I don't like it when my tummy have food because I can't do it properly. I don't know, just I like to do it on an empty stomach, you see. So I can feel the fat crying. I can feel the pain, and the fat crying. The stomach alone with the hot water. Acha tapote leen. Yes, thank you jërëjëf. Yéen a ma gënal suma noon yi waxi kaya wala ne yereng te duñ wax. Let's go. Acha Fatima ngay entraîner xam nga fayda de. Góor ñi na duñ jóg surtout góor ñi am biit ba mel ni Adama Barrow. Ñu ngi ne buqural fi ne di naan café suba teel gi. Jóg leen da ngeen rey seen bopp de ñàkk a entraîner fay reyee surtout ngay lekk yu bon. te bala maa dee nag ñu naan may sonn may busy yéen nit ñi nga xam ne footballers lañ ak docteur sax fa ñuy entraîner ñeenti waxtu bala ñoo dem ñoo la gën a sonn fuuf te busy nga tayal rek te bëgg lekk te tayal that's the truth. te lekk yu bon yi noonu la lay def nag fa lay tayal loo fay feebar sa yaram weeg sa yuur gi yëpp nga mbàppaaral nag mais ni mbott mu sibbut kawlal sax doo mën a jëriñ sa jabar dara surtout biit bi bu melee ni mbott du ngeen jóg góor gu am biit maa am biit waaye bëgguma góor gu am biit de du man dara ci kaw la leen picc yi le danañ dem buñ sonnee dem picc di toog sama yaram mi. Acha jóg leen surtout góor ñi am biit mën naa leen a coach ba seen biit yi dañ jóg leen toppandoo li may def waa tapote leen te séddoo me what a boy the stick what you mean hi Ami hello. Me, pick me up. Why will I pick you? I'm exercising. What do you want? Telling me to pick you when I'm exercising. Acha, I come here to motivate people so we can all exercise together. That's all. Not to pick you and stuff. Sorry about that. Acha, let's start. Acha, let's go. Pare leen. Acha, gaaw leen. Pare leen. So, I'm gonna do 7 different moves with the stick. 7 different moves. Juróom ñaari façon yi move la ñuy def ak bant bi. Okay? The first one is not hard. After that, we're gonna do the 3 hard ones. Okay? After that, the other 3 they're not hard. You see. So, one of the moves that we're gonna do first to warm our body is like this. Okay? We're gonna do that 100 times. We're going to divide it into 3 sections, okay? You can do 30 and then 35, or you do 35 all together, okay? So, or you can do 25 times 4 if you want, but I like to do 35. The other next move that we are going to do is going to be like this, okay? And the next move that we are going to do after that is going to be like this. 25, and then repeat 3 times. Okay? And then the other move that we're going to do after that is going to be like this. Like this. Are you guys hearing and seeing everything? Okay, so those are the 3 hard moves. And then the other moves that are not hard, it's going to be like this and like this. That's one of them. And the other one is like this. And the other one is like this. See? Those are the 7 moves that we are going to be doing. 7. So, get ready.
and let's start. li ma leen woon fii mooy juróom-ñaari move yi ñuy def juróom-ñaari move ok wan naa leen ko yëpp ok ni ma leen ko wonee gis ngeen ko bu ñuy njëkk a def boobu méttiwut mooy tàngal yaram wi waaye fa baax ci wàññi graisse yi biit bi baax ci tànk yu nooy yi fa koy defar kàpp yi génnee graisse yi ndigg li génnee graisse yi loxo yi génnee si pegg bi fii graisse yi yëpp mooy bii ba pare bii moom it noonu fay dindi graisse yi ndigg li defar kàpp yi def ko mu rafet round dindi graisse yi tànk yu nooy yi dindi graisse yi biit bi fa baax ci biit bi dindi loxo yi dindi pegg bi yëpp yaram bi yëpp rek lay defar dégg nga ko soo paree beneen bi nii boobu moo gën a tee baax ci biit bi nag fay dindi graisse ci biit bi yëpp pegg bi nii graisse gi fa koy xeex dindi ko mooy faat mooy graisse ci àngale bu góox a dégg tur woowu graisse moom nga xamee nag mel ni man graisse yi lang nii man wax a daw tur wi nga koo xamee mu tayu sa yaram wi nga war koo yëngat mu génn nga wàññi lekk yu bon yi te di ko yëngat mu génn ndax yéen a ngi may dégg su xeboo du ngeen tapoter vidéo bi su doon vidéo bu leen di rey wala di xalak seen askan wi yéen a ngi tapoter vidéo boo xam ne mbiri dee lay wax ngeen di xalaat dee all the time ak a ragal ba du ngeen nokki ak a ragal askan bi vidéo boo xam ne mbiri laalante lay wax ngeen di laalante ba sida ak a soppis ak a hepatitis 1 million ak lu ne ngeen di ko xam ngeen tapoter vidéo boo xam ne saaga ndey yab jigéen lay promote surtout jigéen ju màggat ju dund ci sëy bu bon ba màggat wala dee ñu suul ko ñu dugg ca bàmmeel ba di ko saaga dugg ca xawra ya dee bu yàgg yax ya ñu di ca dugg yu génn ngeen di ko tàppate ngeen a dund métit te confess dof yéen ñu bëri that's the truth I'm sorry loolu mooy dëgg gi waaye du tere ma wax de ma leen a xam moo tax ngeen xam nga tax ngeen fa ne maa dof ma leen a xam seen feebar bi duy dox ci man moo tax ngeen foog ne maa dofuma de feebarab askan wi laa xam moo tax buñ ma sàgganee it ma continuer def li may def lu baax rek buñ ma tàppatee lu tit ma continuer def li may def lu baax rek ñu dem di support xayya di maye ay gaynde ca xayya di maye ay oto di abonné ma ne pat lu tax ma def jikko ju bon jooja de xam naa ne ngeen a soxot te bañ askan wi tey dimbali lu koy yàq tey daw lu baax ci moom yéen ay ennemi askan wi yéen ñu bëri parce que Rasulullaay surtout yéen seetaankat yi yéen a raw defkati vidéo yu bon yi ngeen a naafeq te ñemewu leen caméra rek ne fàtt di ko def ni nit ñi gis ko waaye ngeen di dimbale ñooñu di tàppate di dimbale saaga ndey nga tàppate kaaba nit ñee xaru nga tàppate laalante nga tàppate lu bon nga tàppate yéen rek ci dundu métit ak yàq askan wi yéen ay ennemi number one ci askan wi barke Rasulullaay yéen nit ku ñuul du man bokkuma si nit ku ñuul laa waaye maa xeew ñun waa Afrique yéen ñi xamee jikko ji may xeex ni yéen ay ennemi Afrique number one ginnaa leen ngeen di lawlawee xas Ousmane Sonko ak Jomaay Ousmane Sonko ak Jomaay nag seen baay lañ li ngeen di soxot ba leen Ousmane Sonko ak Jomaay ñu liggéey te ñoom kenn mënuñoo defar réew ma de yéen ministre yeeg yéen police yeeg soldat yeeg docteur yeeg nit ñi maag yow ñun ñëpp a war a ànd defar réew mi seen mbon geeg seen jikko xay yi nga xam ne kenn mënul leen a defar nag du ngeen xeex loolu man mi koy xeex ngeen di ma xas di ma xeex yéen a waane ta soxot te dund métti yéen li ci géej génne ci yéen waaye fii ngeen may fekk acca nañ leen tàmbali now we're gonna start acca so fa ñuy def fanweer ak juróom wala fanweer ba pare fanweer ak juróom mooy téeméer benn bu ne téeméer nga koy def waaye bii boobu téeméer ak juróom fukk la thank you jërëjëf donation amin xama fa xam mel ni loolu xama lan la donation ndax xama lan waaye jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan ku donate ak ku donate su ma noonu yi seetaan seen yuur gi métti sax jërë ngeen jëf seen yuur gi métti ngir kóoj nit ku lay kóoj pour sa àdduna baax yombul gor rek a ko mën a support kóoj ba kóoj ci firi surtout kóoj boo xam ne bëggoo ko gis nga kóoj yeeg thérapie yi demoo sa ñoom bëggoo xa faju man ma taxal suma caméra di la kóoj ci ngelaw moo tax sa yuur gi métti demal xuti waxi laalante ya nag ak kaaya tabama danaa la kóoj baay foos fa ñuy kóoju ñun ñëpp ay kóoju neex naqadi fañ feebar tey kóoju wax naa leen ko nag waa acca fi mu ne nii yëpp benn bu ne téeméer la bu la neexee nga def téeméer ak dara waaye bii téeméer ak juróom fukk la
bii téeméer ak juróom fukk ndax fa neex a def bii soo boo defee lu mat juróom fukk wala lu ëpp juróom fukk nga noppali ko defaat ba muy ñetti yoon dégg nga ko noonu la yi ci des nag moom téeméer rek baax na acca dañ leen tàmbali acca we're gonna start now let's go acca 1 Whew. That's the first round done. The first round. góor ñi na duñ tàppote de góor gu dund métti te bañ jigéen fay bugg jigéen ja di ko togga suppu kànja ak taal cuuraay ak mu di ko juutal leneen lu baax ca jigéen ja du ko soppoot buy fitnaal jigéen ja ak a cagatoo ko defi yëpp bu ko jigéen ja waxee mu mer oy góor gu bañ jigéen te dund métit mooy ennemi jigéen te ennemi boppam la kuy ennemi jigéen sa ennemi bopp nga jigéen moo xamee àdduna mooy togg mooy yàq mooy biit mooy wasin di nàmpal su bonee yëpp bon waaye ngeen a bañ jigéen yéen ñu bëri dund métit te bañ jigéen yéen góor yi Afrique moo tax jigéen ñi di cagatoo ko stress di dóor gu ne yekk xeesal aka ndeysaan aka wuti sëriñ aka di jëw di soxotante fañ xam naqat yéen a leen di teg naqat woo yéen ay ennemi Afrique yéen ñu mel ni tout aca benn ñaar jërë ngeen jëf ñett ñeent juróom benn jërë ngeen jëf góor yi xodu toos non askan wi rek wooy danaa dee toos ci góor ñu bon ñi la bokk moom it léeg-léeg danay wax lu ok waaye lu si bëri ngay gis jikkoom ji waaye danay wax yéen yi lu ok lu la dëgg waaw wax na dëgg kay yéen yi waaye nu mu koy waxee duy baax yu si bëri bot ba tey waaye gi nga toog si wax ba naan gor yi toroxal ngeen gor yi ngeen di toroxal mu ne foog naa nag xamoon dafay wax ne moom ci gor yi la bokk I don't know may réewee bu ko seen suma bopp mooy danaa dee waaye askan bi ngay ree di jooy ngay ree ba pare di jooy fo bona bon ba far foni mbon gi fa bon ba foni ngay ree di jooy non aca nañ leen da benn ñaar ñett ñeent thank you ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñaar ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak ñeent ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom benn ñaar fukk ak juróom ñaar ñaar fukk ak juróom ñett ñaar fukk ak juróom ñeent fanweer ak benn fanweer ak ñaar fanweer ak ñett fanweer ak ñeent fanweer ak juróom si fanweer ak juróom ngay def ba ñetti yoon fa baax de lii boo ci yàggee sa yaram yi fay gën a wàññeekoo pare xoyof pare nga xam doole sexy sawar you know soo jàppee sa jëkkër si kawlal bi mu daw nga jàpp ko si kawlal bi di ko narañee waaye boo nee di mel ni ami xolof jéeg bu xam yaram te doo entraîné
di yëppasi si kaw lal jigéen ñu ràncang ñi te confis fa ñi nekk di laal sa jëkkër bu ñàkkee fayda surtout bu dee góori Afrique dëgg mbala mu cagata dof Afrique au nord ngay entraîné de soo ko jàppee mu daw fa bokk ci sëy de waxuma góor gu cagata bugg jigéen nag fu mu toll cot-coti naan di kaay ma laal la déedéet waaye yenn yi nga koy jàpp muy waaj a daw waaw waaye boo defee di mel ni ami xolof mu sëy rek mel ni mbott mu sëy rek di yëppasi doo mën dara fay dem bu cagaa nit ñi di ko laal mu indil la feebar góor gu caga na boo koy laali mu laalante feneen fa caga te yab boppam te faalewut feebar te bon te yab yàlla te yab sëy bi te yab doomam yi te yab boppam manoo koo laal bam toog loolu moom na leer aca nañ continuer 1 2 ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk ak benn ak ñaar ak ñett ak ñeent ak juróom ak juróom benn ak juróom ñaar ak juróom ñett ak juróom ñeent ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñaar ñaar fukk ak ñett thank you ñaar fukk ak ñeent ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom benn ñaar fukk ak juróom ñaar ñaar fukk ak juróom ñett ñaar fukk ak juróom ñeent fanweer fanweer ak ñeent fanweer ak juróom si boo pare na noonu la léegi ñu jox yeneen ñaari ameen yeneen ñetti yooyu fañ métti nag nga ñetti yu métti yooyu ak a ñoo baax bii sax fa baax ba jéggi day waaw tàppate leen surtout góor ñi yéen góor ñi lu ngeen di jëriñ moo ma jaaxal du ngeen tàppate vidéo bu baax du ngeen dimbale vidéo bu baax yéen daal lekk ak laalante ak xaalis rek lekk laalante xaalis hey yéen ñi mel nii te yéen a ëpp nag yéen ñi mel nii yéen a ëpp ci askan parce que yàlla béeri yële danaa ko sàkk bu ma pare béeri yële nga ñor ba ñu kuk su ma paree danaa ko sàkk lekk ko su ma xel maa ngi ci de mu nga meññi ba ne gitt dafa kawe xajja duñ ko mën a laal ak di ca sebet xajja fu ne la ñuy sebet xaji tubaab yi ma naan xaj yi fa xëy génnee leen sax ñu seben ba pare mu dugalaat leen déggoon naa leen ñuy xaw yi fu ne la ñuy seben waaye lële fa kawe duñ ca mën a seben aca nañ commencé yu hard yi now we gonna start the hard ones aca tapote leen jërë ngeen jëf thank you so yii nii la aca góor ñu bon ñi nag fa ñuy tàppate suñ gisee may entraîné bay waaja de fay soxot mbala ñu xañaane ma ko duñ tàppate ba tey woy lay la foog naa juróom def naa lu ëpp juróom waaye xaaral ma def ko juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk xaw maa ngi jël entraîné fukk ak benn woy fukk ak ñaar fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom woy fukk ak juróom benn woy soo ñaq waa ngi génn fukk ak juróom ñaar maa ngi koy yëg ni muy génne fukk ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent ñaar fukk xaw ñaar fukk ak yan laay lay la ñaar fukk ak ñaar wooy ñaar fukk ak ñett wooy ñaar fukk ak ñeent ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom benn wooy xaaral mbokk si ñaar fukk ak juróom bi def ñaar fukk ak juróom ñeenti yoon def ñaar fukk ak juróom ba muy ñeenti yoon wooy la ilaha illallah wait I'm coming I'm still tired from the London trip and everything. And I've not exercised for 1 week. La ilaha illallah. Foogoo ñàkk jëkkër gee tax may gaaw a sonn. Jëkkër ju baax ju xamut feebar bu mu lay wàll. Fa baax si yow. Lim lay sotti noonu. Bu feebaru tey lekk-lekk yu baax. Vitamine yu baax a baax ci yaram la. Boo ko xamut fay tax ngay gaaw a sonn ak yooyu. waaye duma ko def de jóg di ko def ngir lool ci ngelaw duma ko def fi xeboo ma gaaw a sonn mais xaar ba xam jëkkër ji ko jar ma sëy ak moom waaye loolu fa koy def boo ko xamul ay xadde
kuy sëy na nga seet borom deretam jamu seet sa deret ji góor ñu bëri fañ feex dell ak feebar ak jigéen ñi sax laalante mu ëpp mi la boo nobee borom ba doo ko wax ne ko nañ seet suñ deret yi da nga xam ne nopp borom du tere lu ko dal fa la koy wàll yàlla tereeti ko oy oh my god la illah oh guys I'm tired I've not been exercising for a long time and my body's still tired and everything but I'll exercise no matter what Aja let's go benn ñaar ñett thank you ñeent juróom benn juróom ñaar léegi su ma defaatee fanweer wala ñaar fukk ak juróom rek dana doy ñaar fukk ak juróom sax bu ma ko defee mu doy téeméer rek nga war a def defoon naa ñaar fukk ak juróom def ñeent fukk si fi ne su ma defaatee fi ne su ma defaatee fanweer rek mu doy acca let's go thank you boobu si benn yi métti la bokk that one is one of the hardest ones are 3 so we finished one now we have 2 other hard ones to do okay guys let's go anyone exercising let me know kuy entraîner bindal wax ma xam yeah yu métti yi benn bi pare na mu des ñaar yu métti okay so let's go now let me do this one because this one is very hard let me just do it and done with it now it's the hardest of them all okay so you're gonna stand like this comfortably tapoter leen rek bii laa njëkk a def wala maa def beneen bi ndax beneen bi métti na ma bii a koro bi ma def nii ba pare ak bi may def si nii ak bi may def suma pare bi ñett yi ñoo gën a métti ci entraînement ci exercice bi yëpp waaye fañ baax ba jéggi de acca soo nii ngay def nga def nii ngay yëg kàpp yi fii ni mu teengee pare nga def nii 1 2 ñett ñeent juróom 1 juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk 1 2 ñett ñeent juróom juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk 1 2 ñett ñeent juróom juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk 1 2 ñett ñeent juróom gis nga ko
léegi benn boobu pare na dañ koy defaat yeneen ñaari yoon ñetti yoon nga koy def jërë ngeen jëf thank you yéen ñi dimbale vidéo bi yéen gor yi xooru toos gor yi yéen gor yi dimbale vidéo bi jërë ngeen jëf aca ñëw defaat beneen that one is the hardest of them all but it's very good for these soft legs to shape nicely and for the bum and for these fats and for stomach and for the arm fat here everything I'm telling you very good move extremely good but it's painful there when you have a sore knee I don't know if you can do this yeah if you have a sore knee let me know I'll tell you what to do it will go Asha let's go again like this you feel the tightness here and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Whew. See the last one is 15 the first two 10 each altogether 35 you do it 3 times that's 105 that's perfect you're meant to do 100 so if you're doing 105 that's perfect. Whew. Okay it's very hard this one you're gonna feel your heartbeat if you do it correctly you're gonna feel it you're even gonna feel it here. I'm not feeling the pain too much now because I'm used to it now. Well, I've been doing this for I think this is 5 months now. Yeah, since just after Ramadan. So but if you're new you're gonna have pain here and if you cannot do as much as I'm doing just do 10 15 or 20 okay until you get used to it. Asha let's go ndax yéen a ngi may dégg tapoté hu leen dimbale hu leen vidéo bi ngeen a allergique si vidéo bu baax ci askan bi fay métti seen yuur gi barke Rasulullah li leen askan bi def ba ngeen mel nii moo tax may xeex dóor gu nekk sëy yu bon ak soxot gi muy indi ci ñun ngeen a bëgg lu yàq askan bi rek ngeen sawar lu koy defar seen yuur gi métti ngeen mel ni wala ngeen daw génn vidéo laa ilaha illallah. Asha the last one so nii ngay def nga yëg kàpp yi fii ni mu dëgëree nga yëg ko ni mu teengee yii yëpp fa koy defar gerees yi nooy yi fii yëpp fay dindeeku Asha nga def nii benn ñaar ñett fa métti de fa baax nag ba jéggi de léegi benn bu métti moo des wala maa war a defaat bi foog naa bii ñaar rek laa def de waxal leen ma fa métti ma foog na ñetti yëpp laa def waaye foog naa ñaar laa def de xaaral ma seet community waxal leen ma ñaar laa def wala woy laa ilaaha illa anta subhaanaka bii fa métti de
ñaar laa defagum wala lan hello mu ne hey sister did I do 2 I think I need to do another round of that one thank you for donation did I do just 2 benn nga de ñett ci bi ma def nii did I do just 2 or 3 of this one that I just did I think I just did 2 but I'm tired it's making me think it's 3 but I think I just did 2 ku xam ndax bi ma def nii ba pare ñaar laa ci def wala ñett waxal leen ma guys ñett 2 yes I think so mu ne ñaar laa ci def foog naa ñaar la kay you're right thank you xaaral ma defaat beneen wax na dëgg benn déedéet defuma benn what the hell saturaati xaw ma lan xaw ma loo wax noonu 0 xoolal ki da wax naan jàmbaar laa fi ne mu naan 0 Moustapha mi ci suma noon yi la bokk loneel yi ni yëmbuwu sibbutu xam nga góor ñi ñoom ñu bëri lu tax ñu def ma noonu fa ñuy ñëw ci TikTok bi di ma bind di ma jox ay xol di ma bind ci ron du ma leen xëyu rek ñu ñëw ca kaw di ma saaga ma leen di xàmmee ñoom ñu bëri ci ron ma ne pat di leen seetaan buy saaga ba sonn nopp fañ dund métti te yëpp jigéen te bon te xam ne góor gu baax lay xaar góor goo xam ne ma koy nopp ba pare mu baax mu nopp ma ba pare baax moom lañ ma xañaane nag bugguma tëb jël leen ñoom tëb jël leen ñu di ma sonna waaye may tëb di leen jël ngeen di ma sonna acca tàppate leen guys wala jos jël ko ma buggul wala jël koo xam ne jikkoom foog naa du dem ak man wala tëb dugg ci koo xam ne jabaram du nangu sëyam bay xam problème yéen yi du ngeen ma ba xam naa li may def seetaan leen ma rek te tàppate wala ngeen wuti waxi laalante ya ngeen di tàppate te ba ma su ma xàq dana leen dal de li may def du caaxaan de jàngal askan wi lu baax du caaxaan surtout boo dundee yenn métier di ci askan wi di leen waxal ñu di la xeex nga di ko muñ ñaata xat di la xeex mel ni yaa leen nga leen di rey nga di ko muñ loolu du caaxaan de ba leen ma bu ngeen a mënta soppoon ngir yàlla baax na duut 0 bi mu bind noonu moo tax may wax de fa ma yàgg a bindal di ma xas ma gis ko te fekk léegi nii gis naa ko mu bind naan ma jàmbaar fekk gisoon naa ko mu di ma xas ci yeneen vidéo góor góor borom lo net yooyu borom bu mu ñuul moom gune góor góor xama gune góor la xama mag la xàmmee naa ko nataalam boobu ak tuutam wi moo tax may wax duut 0 bi ma bind rek a tax may balaa nit ñoo ne ami fa naqadi dara loo wax mu mer déedéet ma koy yàgg a gis mu di ma bindal yu mu warta bind ma ne pat anyway acca ma def beneen bi acca bismillah la ilaha illallah wooy sonn naa walla wooy it's painful wooy I'm tired wooy la wait little guys wooy la ilaha illallah wooy la ilaha illallah People who say I shouldn't be resting like this, that I shouldn't be resting, I should just continue. They have to be like me, be me, and try to do it without resting. They don't know. Why? La ilah. Nit ñi wax ne man bu ma koy def may noppaliku te waruma noppaliku buñ doxoon man ami xolof xame suma yaram wi dund li ma dund doom man rek di ko def waxuma la noppalu waaye duñ ko def fañ ko du def bay noppalu li may def nii nit ñi wax naa may noppalu yu bëri buñ doxoon man ami xolof duñ ko def gëñ naa ko ci alxuraan
fay métti xam naa li may daj bu may noppalu man jàmbaar laa de acca tapoté leen ñu continuer way acca now this other one is very good. Okay, after this one we're gonna do the 3 easy ones. These 3 they're not hard. Okay guys, so let's go. So this other one we're gonna do 25 times 3. Okay, non-stop, continuously 25 repeat and repeat. Acha bii ñetti yoon ngay def ñaar fukk ak juróom nga continuer ba muy ñetti yoon dégg ngeen acha nañ da
léegi yu métti yëpp pare ne. Now all the hard ones are finished. So now we still have another 3, but they're not as hard as these ones. But they're also very good. If you want, you can stick to just these 3. These 3 that are hard. You can just do them in 15 minutes even if you're fast. These 3 moves that I just did. You can do them in 15, 20 minutes if you're fast and you can do them correctly. And you can just do that every day. You don't have to do the whole 7 moves. So now we're going to start the ones that are not too hard. That's the ones we're going to do right now. Waaw léegi yeneen ñett yi nga xam ne météo bu baax waaye fa baax moom it moom la ñuy def ok tapoté leen vidéo bi ngeen dimbali ko ni ngeen ko soxlaa pour muy dox internet bi di dox vidéo bi di yëngatoo ko wax ngeen di ko seetaan noonu la leen vidéo bi soxlaa pour ngeen tapoté ko séddoo ko donné ko may ko xaalis fay dimbale vidéo bi TikTok fa koy jël fukk boo may vidéo bi TikTok fay jël juróom-benn yëpp du koy xaaj sax de moo lay ëppale ok wala juróom-ñaari waaye loolu fay tax moom mu dimbale vidéo bi parce que moom it fay liggéey defu ko pour nga di ko seetaan di ko use for free just because ngaa dund métti te soxot TikTok duy def loolu de moom fi bi si business la ne waaw soo foogee ne man ngay may wala man ngay dimbale déedéet nga koy def pour bul gàddu suma xàq man mi ngay use di ma déglu di déglu yu baax yi may def te doo ma dimbale waaw loolu dëgg la waaye also nga koy def pour TikTok jël ci xaalis bi mën a dimbale vidéo bi soo deful loolu it nga tapoté séddoo loolu firi la firi waaye su fekkee yéen a ngi koy seetaan ne yereng mel ni jiwu xorom TikTok du faale vidéo bi fay foog ne vidéo bi baaxul du xam ne askan bi ñoo soxot ta bon te di ma xeex ngir seen feebar bi may xeex suñ feebar bi pour ñu barke ma di ko xeex pour ñu barke du xam ne loolu la fay foog ne rek vidéo bi moo baaxul looloo tax ma di leen wax ngeen tapoté ko ok waaye su fekkee nag kontaan ngeen pour ngeen toog di gàddu suma xaq di ma seetaan di ma jëw di ma reeta du ngeen ma jëriñ dara du ngeen jëriñ TikTok dara su ko defee mu bës vidéo bi ngeen def ko xadu naa ngoog yéen a ngoog waaye du tere ma def li may def de man yu baax yi may jàngal askan bi bu ngeen ma doon rendi sama di ko jàngale fañ sonn xamut feneen fu ñuy daw jëm lu dul faju rek ka fi sës acca soo léegi yeneen yi may def si ni yooyu méttiwut waaye fañ baax ba jéggi dayo wel métti na tuuti bon méttiwut you see acca soo yooyu benn bi nii lay def nii ngay yëkkati sa loxo yi nii fay dindi graisse yi mbagg yi fii ak loxo yi ak pegg biit bi yëpp ak even biit bi nii ngay def mbagg loxo yi di def nii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nga koy yëg yi ni muy méttee nga yëg graisse yi ni ñuy yuuxu waaw yii sax nga yëg ni muy méttee fa baax ba jéggi dayo surtout boo xamee yaram mel ni man loxo yi mel ni été gi nga loxoy été yi loxoy mat laa yi xamul garab lu dul wàññi lekk gu bon wàññi suukar te yëngatu tey tëdd nelaw tey naan ndox bu bëri surtout ndox ak jinjar ndox ak mu moom nebedaay yeneen yu baax yi may jaay nga di ko naan ak lingom ak kakumba ndox jinjar ak limon ak kakumba man géej naa koo naan taay sax xaw danaa ko defar tey fa baax si yaram tuma kakumba baa jeexoon waaye jënd naa ko barki démb xama démb waaye defaraguma ko ba tey may recover from soj beeg suma trip London trip beeg everything fa sonal suma yaram acca nañ defaat beneen sot acca let's go another round yeah. Thank you.
Whew. This one is very good. You're gonna feel here, all the way here, all the way here. You're gonna feel the fat stretching and you're gonna feel the muscle stretching and walking. You're gonna feel it. It's gonna help this and everything, and even the stomach. Jërëjëf Acha. We're gonna do the last round of that one, and then we're gonna have 2 more rounds to go, and we're finished. See, these exercises are not hard. Yéen ñi nga xam ne bu ma tàmbalee jógu leen woon léegi tey ngeen rus léegi tey mu pare bi ma tàmbalee jógu leen woon yéen a ngi toog tëdd di ma seetaan mbala toog di lekk wala toog di ma seetaan bu ngeen jógontee pare na fi ne bii bu benn rek a ci des si benn round ci bii su ma paree ñaar ñooy des ñaar yoo xam ne ñaar yu xoyof la comme bii léegi ma pare nga continuer di tëdd wala continuer toog di ma seetaan ma pare. Entraîner fa baax ci fan wu gudd ak wér gu yaram du rek pour jéem a wàññi yaram de fay joxe fan wu gudd ak wér gu yaram fay dimbale si boo xamee stress fa lay dimbale surtout booy taxaw ci suuf si di ko def buy suufi sallañ la buy suufi ban bu tooy ak tawi yàlla wala tooy ak géej waxuma tooy ak ndox mu tilim mu lay jox feebar you know what I mean buy suuf su xam ñax nay suufi yàlla si rek nga taxaw ci surtout suba teel naaj wi di la jam ngay entraîner xaw ak a baax ci fan wu gudd ak wér gu yaram ak a baax. Acha, the next one. Si boo pare na léegi bu des yeneen ñaari léegi fa des yeneen ñaari ya bii boobu laay mujj def ak bii come on nañ def boobu aja ma ñëw jekkali bu mu des benn rek soo paree may yokk tuuti yeneen muuf waaye juróom-ñaari muuf yi rek doy na lan moo xaw ma lan pare salone yi ni yëmbuwu sibbut duuma sa morom léegi ma bolog la ñu suuli la waa jërë ngeen jëf guys ay aja mag mu sonn bay waaja dee di def lii te moromam ñaa ngi tëdd ka lekk mburoog góor fi mu ne nii ci suba gi ak café te ma gis ko suma frige ba romb ko xëy lekkuma dara taxaw di baxal ndox di ko naan ndoxam neen di entraîner nga naan la yow mën ngay fonto yow sa baay laa boo doon jigéen te xam xat yi ma xam te dund li ma dund te nekk man doo fi taxaw suba teel gii di entraîner di ko jàngale surtout askan boo xam ne boo leen di jàngal lu baax ñu di la saaga aka di la seetaan duñ tàppate boo leen di saaga ndey aka wax waxi laalante ñuy maye ay gaynde konoon loolu ngay def konoon boo doon def vidéo it loolu ngay def doo fi taxaw di entraîner ka wax lu baax sa bopp bi wax ba sa bopp bi métti duñ la faale boo du woon man doo def li may def yow mi may xas noonu danaa la bolog nag gune góor góor borom la ne yi ni yëmb danaa la bolog ngeen a miin yeb jigéen màgg ci kër yoo xam ne seen baay yi fañ yeb seen ndey yi ñaata xat moo tax ngeen di def nii yeb jigéen baaxul de sa baay warutoon a yeb sa ndey askan bi moo bëri góor ñuy yeb jigéen góor ñi fi respect jigéen bëriwul boo respecté jigéen ñu ne la ngaa yembar góor gu wig mooy yeb jigéen ak a def lu bon nit ku wig ci boppam mooy def lu bon foofu wig moo tax mu di ko def ndax lu bon moo gën a yomba def lu bon surtout ci askan bi boo ciy def boo fi def lu baax nga ciy wéet ba bugg a dee booy def lu bon surtout ci vidéo di ci jëlee ay millions waaye bu dul vidéo yi foo mënti ne rek def lu baax moo gën a métti
man maa gëm sama bopp te am confident moo tax ngeen di ma xeex yéen ñu bëri xam nga lu ngeen may xeexee ni ma gëmee sama bopp te am confident ci sama bopp te xam li ma do ku ko xamul xam naa ko ba tax du ma wut validation ci yéen du ma ne may def lii wala su ma defee lii nit ñi reema wala su ma defee lii nit ñi wax naa nga xam naa li ma do loolu ngeen ma xañaane yéen ñu bëri muy góor wala jigéen ju gëm boppam du nangu nga toroxal ko loolu ngeen xam moo tax bëgg leen jigéen ñi gëm seen bopp jigéen ñi gëmul seen bopp xañaane ma suma gëm sama bopp bi waaye duma ko ba de xat mu ne ma koy gën a jàng di ko gën a master fa baax ci nit ngay gëm sa bopp góor wala jigéen surtout jigéen acca beneen round su ko defee bii pare na pare na soo léegi li des mooy benn bi nga xam ne boobu jafewul bu baax fan neex waaye nu mu neexee noonu la baaxee nii ngay def ndeen nga koy wer ngi ni oh my god TikTok moo may laaj ne naa verify lii waaye boo pare na sax bu la neexee nga bàyyi ko waaye may def beneen I'm gonna do still other two move TikTok asking me to verify because I don't know whether because the video not having enough support or what I've verified it oh I'm okay lum bind ni Drink also the lemon, it will reduce the ingredients in your belly. Wow. Ma translate li nga wax ci Anglais. Xam naa ko moom laa doon wax lingam. Let me help you. How? How can you help me? What mota? Ak ñaawaaye kan yow nga mel ni salone di ni yembu si butu nga naan la yow Moussa su ma la mbologee ñu suuli la góor gu dundu metti te yëpp jigéen te cagataal ko te bon surtout bu ñàkkee nag boole si ba def na problème am yëpp jigéen yi àddina si ñoo ko def yow mi mag nga mooy tul yaa ngi li ngay
def lu ma def maa def lu bon nga maa gis ma def taati nenam lu ma def may entraîné nga naan la man may comédien di motivational speaker di coach surtout coach pour góori askan bi xeewu man nga maa teree def loolu yow sa feebar bi doo ko moytu wala nga wax sa morom ñu faju seen yab jigéen gi ak seen caga gi ak seen dund métit gi ak seen naqadi deret gi ak seen mbon gi I can seriously help you if you are interested. Who are you and help me forward? Yow doo lijjanti loo ndax nga naan ma lan fii ngeen may fekk ngeen a bëgg jigéen ñi ñëpp toog ngeen di leen toroxal ñi toggaañ jigéeni askan bi ñoo koy nangu nga jigéeni askan bi ñoom ñu bëri seen ennemi bopp lañ moo tax suma énergie bi ngeen xam ne ak suma wax yi ngeen xam ne jigéen ji ko dégg du nangu nga toroxal ko moo tax ngeen di ma xas di ma tuutil waaye fii ngeen may fekk da ngeen xam ne man xam naa seen feebar gi ak seen mbon gi wala yéen ñu bëri ñi may xeex surtout yéen góori askan bi nga xam ne yéen ñu si bëri ñi nga xam ne su ma ñëwee seen yuur gi métti góor yi rek ñoo may def su ma ñëwee duñ mer xam nañ ne li may wax dëgg la te meluñ noonu wala buñ ko melee it banañ ko wala buñ ko melee it xam nañ ne waruñ koo mel xam nga nit booy tux cigarette it paquet bi fañ la koy bindal ne la cigarette fay rey nit def na si yow nga tux ko ñu ngi la ko bindal ci paquet bi waaye ne da nga ko tux te waruñ koo bind ci paquet bi kenn du ko wax déedéet fañ la koy bindal def na si yow nga jënd ko tux ko di rey sa bopp soo sa jikko ji fañ koy wax de bu la naqadee nga ba ko jikko yu askan bi may xeex moom ngeen may xeexee waaye fii ngeen may fekk it is all about the name of losing weight those who is overweight it is gifted from Allah. What? You are effing insane. Exercise is good for your health and for your mental health and for you to have a longevity, weight loss or no. And people that are overweight, a lot of them is because of someone like me eating and not exercising. How is that Allah? You effing piece of shit. Thank you guys. yaa ngi jéema mag maa xegg mag téeméeri at laa am yàlla na nga fa xegg yow it ak salo ne di yëmbu si but wala ngaa bëgg a dee bala nga fa xegg man faale wu ma mag su ma amee téeméeri at sax di wax li may wax ak a def li may def so faale wu ma loolu ba anyway yow mi bañ mag àddina ngoog malaaka yaa ngoog aca oh my god uy so léegi pare naa waaye may def beneen bi Whew. This is just extra. Everything is done now. But I'm just gonna do this one. I'm gonna repeat it times 3. You're meant to do them 100. So 30 to 35 times 3. It's very good, this one. Asha, let's go. Let's do it again.
Whew. I'm gonna do it one more time and we're done. Then I'm gonna do the grounding. And I'm gonna go and shower. Whew. Acha bii fa baax lool nga di ko def téeméeri yoon nga koy def ngay def fanweer ba fanweer ak juróom nga def ko muy ñetti yoon yaa bii nga yëg sa heartbeat bi yëg sa dënn bi ni muy tëbee yëg ni nga sonne fa baax lool surtout soo buggee wàññi graisse ci biir bi but again sa dënn bi soo ko yëgee ni muy tëbee noonu fekk yaa ngi tëb ba sa dënn bi tëb fa baax ci fan wu gudd ak wér-gu-yaram lool baax ci sa blood circulation bi baax ci yow lool sa immune system bi sa overall health. Acha nañ defaat beneen fanweer ak juróom. Def naa la ëpp loolu sax so that's good yeah pare naa léegi finish now gonna stretch again Finish. Ready. I'm gonna end the live now. You guys have a good day. maa ngi dagg live bi nekk leen ci jàmm. Hiya, hello. I'm gonna end the live now. I feel good. I can feel my heartbeat and everything. And that's very good for me. Go get my water. So I'm gonna end the live now, guys, and I'm gonna ground. Nekk leen ci jàmm maa ngi dagg live bi hendu leen jàmm koo xam ne yaa ngi seetaan live bi su ma ko posté YouTube also te yaa ngi entraîné wax ma koo xam ne ngay toppandoo suma entraîné wax ma ko xam na yéen ñi ma koy wax bu ma demee ci parc bi sax London xam na jigéen ñi ma wax ne ñu ngi toppandoo suma entraîné bi si yéen ñooñu laay xool yombut pour ngay jàngal askan bi lu baax wala nga nekk nit ku vocal maanaam nit kuy wax suñ réalité bi surtout jigéen askan bi bëgguñ nit ñi wax réalité surtout jigéen dañ miin jigéen ñi di togg xañ di juutu di wuti sëriñ di dóor xale yi di xeesal di jënd ay or ay cuub di dem xew di may xaalis stupid stuff yooyu noonu lañ miin jigéen ñi di ko def miinuñ jigéen ñi taxaw di wax ne non sonn nañ si lii maire coach ma no problème ngay fay 20 pound ak juróom su ko defee ma coach la take shower with me. Why will I take a shower with you? I wouldn't take a shower with your father, so I don't think I will take it with you. You probably like your father. What was I saying? Yeah. So askan mi nuñ jigéen ñi di wax dëgg wala xeex pour dimbale askan bi wala dimbale seen bopp moo tax soo xat yëpp lu ma nekk di wax ci vidéo yi ak xeete ci vidéo yi gis naa tax na ma gën a xam askan bi lu tax ñu xalku lu tax jigéen ñi di wuti sëriñ aka mer di dóor xale yeeka tëdd ku ñu war a tëdd aka mandeeka xeesal aka konkurante ku ne ni xam naa li naa ko xam di jëw di soxor di xeex ay wujji ay goro ay njëkke lay xam naa jigéeni askan bi lu tax ñu mel niñ mel bi ko askan bi dangay nekk xale ñu toroxal la pare nga màgg ñu ne bul wax pour yeneen xale yi buñ torox seetaan leen ñu torox yow sax na nga continuer di torox
moo tax jigéen ñi di génnee seen stress bi feneen you know di def lu baaxul si ñoom because ñu ngi jël stress bu ñuy jël si yow nii ak liñ jël bu yàgg you know te doo nangu ñu wax keneen kuy wax pour ñu xam jàmm sax ngay xeex koog di xeex koog gars yi dañ yàgg di ma xeex ñaata at ba tax may wax ak ñoom nii ba tey ñu ngi continuer di ma gën a xeex di wax ne man nu may waxee ak ñoom baaxut man ku bon laa man nii te fekk fuñ toll ñu ngi may xeex di ma jëw duñ ma nangoo support di ma xeex di ma jëw duñ ma nangoo support ñaata at yi yàlla dem si nit ñi nga xam ne vidéo yu bon yi ñuy def ba ma doon fay ay junni sax duma ko def ñuy tàppateel nit ñooñ di dimbale nit ñooñ di xoo nit ñooñ ci place yi di leen sponsor di leen defal ay yeneen luñ bugg rek mooy ngay def comédie boo xam ne bul wax dara nga just def stupid comedy you know soo nekkee activiste bul nekk activiste si reality nga nekk activiste bu naa fekk buy wax pour xaalis wala di wax pour stupid stuff soo nekkee motivational speaker sax sooy wax bul wax réalité just na nga nekk di wax gëmal sa bopp nangam and finish but bul wax réalité askan bi ba nga xam ne nit ki naqat bi ma xam ne dana xam ne ok nekkee askan bi ni la mel moo tax ñu def ma nii kon xaaral ma muñ ami wax na dëgg lii du man kenn lañ koy def wala nanga déedéet nga koy nekk rek naan muñal gëmal sa bopp rek nga noppi waaye bul nekk di wax li waral muñ bi su ko defee gars yi continuer di ko def ñeneen ak ñeneen the point den ngay wax man lépp lu may wax lu ne mu ngi xambate nekk ne xamatut man maay wax rek dafa nekk di xambate si ñun ci suñu askan mu ngi xambate moo tax ma di ko wax ya boot ngeen di wax ne nit ñi bu ñu wax loolu noonu nañ nekk di focus si ay tux naan laalante xaalis su dee li nga ko xamee leerul sax na nga ko xam rek xeesal wuti sëriñ jëw soxor tasse yu mbokk tasse yu wujji peccargo tasse yu goro you know dóor xale yi even tëddoo xale yi toog duñu xam école you know yooyu noonu ngeen di wax ne moom la nit ñi di focus di noppi di ko gis gannaaw buñ ko dundee ba pare sax bu noppi di ko gis muy continuer damage askan bi ba pare nit ñi focus si ay lekk ay fecci ay xeesal ay or ay laalante mais ni ko dof non nit ñi mag lañ dañuy focus si reality pour ñu develop like a normal nation so I'm gonna just say this before I go I'm gonna end the video what I'm explaining is that my people who are the Gambian Senegal people or just other Africans in general but mainly I'm gonna focus on Gambia Senegal people because that's what I know the most but it's an African thing if you look at how Africa is all the same with poverty, anger, pain, betrayal, fake smiling like everything is fine when you're too traumatized to have a fine life. Why Africa will never develop is the fact that the people want people to focus on eating nice food, sex, money, and beauty, material. They don't want you to focus on the reality of the SA, the child abuse, the FGM, the severe child beating, the lack of education, the bad marriages, the people that are using religion to traumatize women and children, you know, just the things that is pulling us back, that is dragging us to make sure that we can never get up from the ground. They hate it when you focus on that. Like, and I love to focus on that so much. It's my passion. It's the reason why I set up my organization. But it's so hard. You're going to be very lonely if you're vocal like me. Like, I've been doing these videos for 8 years and like, it's unreal. Like, they don't, like, if it's 100, maybe 1 or 2 will support you. The rest will not support you. They will gossip about you, call you miserable, bitter, traumatized, talk a lot, blah, blah, blah. And they go to other people that talk more than you, but they're talking about sex. They will tap, they will support, they will even do whatever for them, subscribe to them, give them lion. They go to other people that talk worse than you, but they're swearing. They're like, your mother effing this. I'm going to do this to your mother. People even pay them money to do that to other people when they have a fight with them. They'll go there and tap and see and help those people. But anyone that talk about reality, especially women, because they're not used to the women telling realities. They're used to the women bleaching their skin, trying to be lighter skin, or cooking nice food, you know, dancing and cooking and having sex and beating the children because they're depressed. That's why they're beating the children, because you beat them when they're young, torture them, even FGM them. You know, just beat them, torture them,
give them bad marriages for the most part. You're going to have a husband for the most part that is cheating, lying, or marrying anybody he come across, or just very traumatized and angry, miserable husband for the most part in the African community. Although there's good, healthy men out there, salute, but it's rare. It's like 2 out of 10 that will marry you and you won't cry. The 8 you will cry, but 5 you will cry more. 3. The 3 from the 10. You will never stop crying because of what they did to you. Either the marriage is finished or it's working, you will never stop crying because of how they will treat you. 3 out of 10 every marriage from Gambia and Senegal, but I am so it's just African in general. That's not a joke, and it's embarrassing to talk about. I don't wish to talk about this, but this is the reason why the women are going to juju these men. And they're gonna die or what? They don't even know what is in this juju, and the juju will not help them, by the way. I don't believe in that bullshit that is gonna fix your life. If juju was fixing Africa by now, Africa is one of the most normal countries in the world. Healthy, telling the truth, love women and children, successful. Exactly. And Africa is still one of the worst, miserable countries in the world, most of the time. You will not know, because when you go there, they will fake. They smile and fake, a lot of them, so you will not know what they're going through or what they've been through or what they're going through now. Africans are programmed to fake from when you're young, especially women from Gambia and Senegal, but it's just an African thing. But our community is very hard for us to develop and stay in our land, because we keep doing the stuff that I'm not like that. I am awake years ago. When you're awake, you're an enemy. The moment you're awake, you're an enemy. Go away. You're now a white person or Western person, or you're rude, or you're this, you're that. Stay away from us. The moment you're awake, you're finished. The moment you're awake, you're finished. You will regret why you're awake. You're finished. Especially when you're awake and you're talking in the internet like me. For us to wake up, you feel sorry for us so much. You can see the damage that our behavior is doing and how we program in the community. And you're talking with a honest truth for us to stop certain things and learn some other things that are good. You're fairness, especially when you talk about bad marriages on women and men's side. Some women also can give you bad marriages because they also are traumatized. They either been SA, FGM, or severe beating. These 3. Lack of education even sometimes. But these 3 is very common. The FGM is when they remove the little clitoris of the little girl. They do that very common, and they severe beat the children, and they even essay them. FGM or no. So then how those children going to grow up without the trauma and be a kind, loving wife? Especially when you have a husband that is going to be cheating, lying, or traumatizing you on top of that, which most of them do. But also some of the women that are traumatized and don't love themselves can marry you and they don't love you at all, because they don't know their worth. They forget who they are and their worth, because you treat them like a piece of shit for their, childhood. So now they're going to traumatize themselves more because that's all they know. So now they're risking it all for a biscuit to marry someone they don't love, or sleep with someone for opportunity and stuff, or getting high or doing stupid stuff. That's another story. So I'm not saying the bad marriage is only for the men. Some women don't do that, but you can marry them and they're just miserable. You can never have peace with them. Why? Because of the severe child beating that I talked about. Find out why. Any woman that is miserable 24 hours and still love you, she's not marrying you for opportunity. She genuinely love you. You've not done nothing. You're a good husband. You've not done anything. Your family members don't trouble her. They leave her alone. And if they try to trouble her, you will help her. You will not allow her to be abused by your family member just because she's married to you. There's nothing that you're on your side that is causing the problem. And she's just randomly miserable all the time and causing you trouble. She either don't love you or she's too bitter. Because what's she been through? What's she been through? The things I'm fighting to end. SA, severe child beating, FGM. I also talk about the lack of education to end in Africa, to put children to school. But SA, severe child beating, FGM. I talk about these 3 very often. Find out if she's been through that. She might not tell you. Especially when it's SA. Because a lot of you, when you know the woman been through SA, instead of you love her and protect her, you look at her like she's disgusted. She's disgusting. She was touched when she was young, even though a lot of you love children. And then you never support her. You even insult her when you argue with her. You're like, you that is SA. You that was effed up when you were young. That's why you're like this. You say that to people that you're supposed to protect.
or you gossip about it, and then other people tell her when they're not happy with her. Our community love to insult you because of essay. That's their favorite word. You traumatized essay, effing person. You've been essay. That's why you're mad. I don't blame you. You were essay when you're 5 years old, when you're 10 years old. That's why you're mad. They'll tell you that physically, adults, especially women, they'll tell you that physically, like this Gambia and Senegal people. I need my hair to have some sunshine because it's good for me. Yeah, physically. Just if you want to know how the Gambia and Senegal people are, just come to my videos and watch how I'm telling the reality of any country that I was from. If I'm talking like this and the people are like this and they're so miserable and effed up and all the behavior of people that been through this is in their community. Almost 95 or 99% of the people are like this, and you're talking and watch how they're gonna look at you in the video and they're so miserable and angry. Like, why are you talking about this? Like, and they either will bully you or sitting behind the telephone gossiping, or just you can see how they will never support you. If you want to know that we are our own enemy, not me, not people like me who are awake, but Africans are their own enemy, most Africans at least, especially Gambian, Senegal Africans. But I think it's just an African thing because the whole of Africa look the same. The mindset, the behavior, the poverty, the anger, the pain, the whatever, that is the results of what I'm talking about. So you can say that it's the same. But anyway, if you want to know how most Africans don't want Africa to develop, don't want Africa to change, don't want Africa to ever wake up, but they're always blaming the government, the women, the children, and the West, these four. If you want to know who they are, just come to my video and watch when I'm talking reality like this. Watch their reaction. Just watch how they're handling the talk. That's how you know that a lot of Africans are not honest and are not ready to be honest. They hate reality. Traumatized Africans hate reality, or just traumatized people in general, but especially Africans. Africans hate the truth so much that we can never develop. Only the truth can develop you. Only the truth can give you what you want in life and a right direction. Only the truth can save you, nothing else. Only the truth. Us humans, only the truth can save us. You know, and as long as we can never do the truth, as long as we're running from the truth, we will never ever get anywhere with life, especially countries like Africa. But I'm gonna go now, guys. You guys have a good day. I'm gonna end the video and I'm gonna see you again. I'm gonna continue grounding. Nekk leen ci jàmm may dem sangu ji. Jërë ngeen jëf yéen ñi fi nekkoon di tapoter dimbali vidéo bi yëpp. Thank you. Jërë ngeen jëf. Oh, jërëjëf ci donation bi. Thank you. Maa ngi ñëw dem nekk leen ci jàmm. Beneen video guys. Bye bye. May ground moo tax naaj bi sama kanam mënuma leen a gis bu baax te dama continuer tëdd ci suuf tuuti ground. Okay, bye. Have a good day. Hendu leen ci jàmm. Beneen video. Take care, guys. I have to end the video so I can ground a little bit more. And I'm gonna do maybe 1 or 2 exercise on the floor, by the way. On the ground before I go. Okay, see ya. Have a good day. And next time another video. I'm a little hungry because last night I ate very late. No, sorry, very early yesterday, and I end up having some nete in the evening. By the way, I ate some nete when I came back from the event, but I had my dinner like 3 or 4. I think it was 3. Because we finished college very early because of the holiday. So I ate around 3. It was a very healthy dinner. It was some oven chicken and some corn. 1 piece of corn and some oven chicken. And that was very healthy. And I've not ate a lot of the chicken. Like for some reason, even though I was a little hungry, but I couldn't finish the whole chicken. I even ended up putting it in the fridge. And then I went to this event around after 6 or 6. Yes, I think it was after 6. I did not eat in between after that dinner. So I went and I came back and I was hungry. I came back around 10 or 10. Yeah, it was 10, after 10 even, at night. Because the event finished at 9, but we were there talking to each other, and then it took me a long time to get a taxi home. Because I was looking for the bus and the bus didn't arrive. I ended up taking a taxi. So I came late, but I eat the nete, and the nete is extremely healthy. I've not make it into smoothie with anything else. I just bite into it like this, you know.
and I had that, and that helped me to sleep. But because when I'm hungry, I can't sleep. When I'm too hungry like that, I can't sleep, you know. And yesterday at college, I only ate one piece of gunora bar, which I shouldn't buy that. It was the gunora bar. I think it's called gunora bar. The porridge, the oatmeal bar, you know, it's like this size, but it's sweet. It was extremely sweet. You can see it's not healthy. I ate that with a cup of coffee that have no sugar. So I ate that at college, and I've not ate until 3 after that, when I had that chicken that I'm telling you about. And then I had that little bit of nete in the evening. So I'm a little hungry now, you know. So I'm going to boil some egg after this. Still trying to avoid some rice, bread, and stuff. But it's difficult, but I'll get there. I don't know what I'm going to have for dinner today, but I definitely don't want to have rice, bread, or pasta. So I don't know if I'm going to film what I'm eating. I might film it. We'll see how I feel. But anyway, have a good day, guys. I have to end the video now. So yeah, that's why I'm tired and I'm hungry. That's why I'm like, I can't talk. And I'm like, you know. Hello, Jangha. I have to lie down. It's going to help me ground. You know, whenever I said I'm going, that's when I even get comfortable. And eat all good food is very important. Yes, I try to eat good food, you know, especially moringa and stuff. Look at my head. It's growing a little bit. But why these little pimples are coming? Maybe one of the men love me. Not one anyway. A lot of them love me. They say that when somebody loves you, it can make you have pimple. In my culture, I don't believe in that, by the way. But anyway. Hello, Sister Jambu. Sister Maisilone. So I'm going to make ginger, lemon, and avocado. No, I wish I had Gambian avocado, or just any avocado for that matter. I miss avocado. I've not had it for days. I really need avocado today. I'll do my best to get some, because tomorrow I'm going to do someone's hair, you know, so I'm not gonna have time to do shopping or eat healthy. Or program anything. So today I want to have, after this, I'm gonna make some boiled egg or something like this. But it's gonna be either boiled or scrambled egg, but it's not gonna have any bread or nothing. I want to just eat it like that, 2 or 3 eggs. And then later on, around 6 or 5 something, I will then have the chicken. The chicken is not finished. I'll have it again with some vegetable or salad. I might film it for you to see. But after this, I want to make ginger, cucumber, and lemon in a big jar. I've not been having that for like, only God knows. Normally when I have it, you see it in the video, you know. I'm gonna have it. It's good, especially for weight loss and just for your skin and health. I've not also had the moringa for the last couple of days. I have to go soon. Let me see. 7%, I think. But I'm just gonna go. Sister Jambu, made for dara. Sister may ñoo dem, guys. Kii mu ne naa lekk yu baax, waaw lekk yu baax ma koy lekk de fa baax si yaram. Lekk yu baax. Buumi nebedaay ma koy jaay sax. Hello sister, invite me. Invite you where? May jaay buumi nebedaay di jaay sawa sob leaf muy xobi si sob. Di jaay sepp fa baax ci wér gu yaram moom it. Di jaay num tudd daakande fa baax ci wér gu yaram, gut health. Nga xooj ko di ko naan dafay wàññi yaram. Duma koy naan lu bëri nag di war naa ko naanaat ndax xam su ma nee may defar lii ma ñoo defar leneen yi ma war a defar moo bëri yi may jaay. waaye gi nga jinjar bi duma koy jaay de, sa jinjari bopp ngay jënd rek, organique jinjar ngay jënd wala nga jënd sunguf si. waaw xooyal koog ndox mi nii rek ferek cucumber bi def si nal limon, loolu jaru nga di ko jaay, ku ne mën na ko am jinjar. waaw waaye nga boo ko defaree doo mën a nekk di ko defar ak yeneen. léeg-léeg ma ciy def mbuumi nebedaay, sungufi mbuum ak jinjar bi ak cucumber beeg ndox mi jaxase ko. yëngat ko di ko naan ak straw bi nii, bant bi def ko lifin bu rëy, njaq lu rëy, lifi pot bu rëy nii 2 litre wala 1 litre. def ci benn kuddu sungufi jinjar,
def sungufi nebedaay benn kuddu bu ndaw def ko kumba def limon doomi limon bi yëpp nga nal ko ci ba mu jeex nga tëmbal ci limon bi waaw ba pare nag def ndox 2 litre wala 1 litre di ko naan boo xëyee bala ngaa lekk naan ba ci kanam soo lekkee xaar ba ci kanam nga naanaat wala nga denc ko ba ngoon nga naan li ci def bala ngaa tëdd xaw ak a baax ci fanu gudde wit gu yaram te sa yaram yi fay rafet ba doo màggat gémmiñ gi ni Yaya Jammeh mu si butu nag Yaya Jammeh ba mu toogee xees fa xamoon gémmiñ yu xar yi xam ngeen gémmiñ yu xar yooyu lu koy def ku xamul vitamine man maa bugg lekk waaye du may am loolu xam naa lekk yu bàyyi may lekk la ku xamul vitamine wala yeneen ak yeneen moom manqué sa yaram yi moo tax nga di ko am Yaya Jammeh ba mu toogee xees fa ko xamoon de gémmiñ gi weex tàll yi file muy fa toog rek mel ni ami xolof nag di xas meeri joolaay ñibbi leen Casamance lu ngeen di def fii di mbindaanu ci xolof yi ñu di leen yeb yéen a tax Casamance du développe aca aw jaw la ko waay di jaay mbor meeri xolof yi seen xaj yi di leen bow ngeen di fëgg yi jaay mbor non aca ñibbi leen nit ñeneen lay leen la ba Yaya Jammeh toogee loolu la njëkk a wax toj gi nga Gambien yu naa feqi naan boro baaxul Yaya Jammeh moo ko gën Yaya Jammeh li muy wax man moo raw ni may waxee fuufi junni yoon dafañ ko loof nag de ba tey ñu naan Yaya Jammeh dafa baax si askan bi moo ñu mën a defar defu dara yéen a ko génnee defu dara te ñu ne man maa bon xam nga tax li may xas góor ñu bon ñee ka protège jigéen ak gune moo tax ñu di ma wax loolu Yaya Jammeh fa daan wax naan xeesalkat yi seen nangamtaan yi mel ni golo te du ngeen ko mën a xeesal seen muuti yi lu ne lay wax nit ñi barke Rasulullah xam nga si gannaaw pax bi fu mu nekk doo ko mën a xeesal vidéo yaa nga YouTube ba tey seen loxo yi mel ni lu kenn amut fii ñuul fi yaram bi fantaakook ngeen a xeesal nga Yaya Jammeh fay wax benn waxtu ci xeesal barke Rasulullah bu demaan campagne dem ci li muy def noonu rally xaw ma waa dem surtout Banjul dem leen YouTube rek Taib Yaya Jammeh rally in Banjul da ngeen ko gis yeneen vidéo yaa ngi fa surtout bu gudd boobu xaw ma benn waxtu la xaw ma danaa ko seet dagg fi mu doon waxee loo posté ko pour ngeen ree si guddi la nit ñi toog ci suuf nii ak ñeneen ñi toog mu taxaw di wax su waxee kële jottali ko muy wax ci xeesal lu mot benn wax waaye xam nga la Yaya Jammeh bañul xeesal de pan naa fekk ta do xaj xam nga tamaa la ko fay takk jabar yu xees only fa mel ni man ni ma bañee xeesal te du ma sëye góor gu ñuul góor gu xees rek mu may takk te may nekk naan bu leen xeesal how that's even naa fekk man bugguma ñuul ba pare nag naan bu leen xeesal man ma ñuul te du ma sëye góor gu ñuul ba pare nag di wax naan dem leen xeesal bu leen xeesal Yaya Jammeh foo jabaram bi mu njëkk a takk Gambie tuuti foog naa la tuddoon xaw ma can't remember I can't remember her name right now for some reason déedéet du tuuti de oh ku xam yaram la woon nii nag naar bu weex tal la takkoon Gambie far takkal ko ñaareel beneen naar muy naar bu sew bu borom baat bi ni gëlëm ko si butu noonu jigéen jooju ay millions la yóbbu seen dëkk am na fayda jëlee ko Gambie Seynab mu takk ko ñaareel rek jigéen jaag ami xolo fa xem mu ne ko doo ma takkal ñaareel dal di jeexal sëy ba wax na dëgg kay jigéen boo xamee fayda président sax du la yeb moo mën a yem jigéen boo xamee fayda borom xaalis doo fa toog mu di la yéeg te kontaanoo ci moom góor goo kontaanut ci moom du la yéeg boo loofee sa bopp xam sa valeur xam fayda góor goo kontaanut ci moom du la yéeg xameewu ko xalal mu sànni Yaya Jammeh fële ne ko jeexal naa ak yow man it noonu laa mel man képp ku ma takk soo buggee ñu jeexal rek takkal beneen jabar jaru ngay sonn ak wax jas takkal beneen jabar soo buggee ñu jeexal duma ko xalaat sax jigéen ñi xam wujj te gëm wujj bi loof ko xaw ma nuñ ko mënee xaw ma ndax seen jëkkër yi ñoo nekk góor goo xam ne fay lifin ci kawalal bi te ñoom duñ koy mën a arrangé mbala fañ nëbbu jëkkër ji xaw ma ban la si waaye fa may jaaxale yëggee ne xam na góor ñoo xam ne nag ñoom lay neex ñu di la poñ lifin ci kawlal bi pour nga baleen ñu takk ñaareel di la lifin ba ngay waaja de soo waxee ñu ne ah man pareeguma de te du ngay du ma takk ñaareel ñëwal foo daw jëm hey góor yi askan bi le borom fay fen fa bugg a takk ñaareel loolu taxul may wax de góor ñi nga xam ne fañ lay pone si kawlal bi mel ni gaynde just pour ñu takk ñaareel waxuma loolu de góor gu ko bindoo naturel yi laay wax xam ngeen li may wax mënu leen a nax jigéen ñi waaw loolu laa bëgg a leeral balaa nga xam jëkkër joo xam ne fa lay dàqee ci kaw lal bi du doyal
boo waxee mu ne la ñaareel fay fen seet ko ndax noonu la meloon wala fi mu ne la ko mel bu dee fi mu ne la ko mel fay fen fa bëgg nga ba ko mu takk ñaareel anyway moom ndax ku baax la ndax ñaareel ba ku baax la ñaareel du caaxaan ñaareel yu bon yi fa ñuy ñëw yàq sa sëy bi yàq sa xaawa bi sa digganteeg moom nga gàddu xaqam te yéen a nga am ay doom ndax ñaareel ba feebarut ndax yow feebaroo bu dee laaloo ko ba pare kay takk onot ba leen laalante mi ngeen di da taame paat na ngeen di wàll seen paat na yi feebar gàddu xaqam de góor wala jigéen kuy sëy du def loolu boo sëyut sax boo nekkee ak nit toogal ak moom boo demee bay nekk ak nit xemal ci moom laalante du caaxaan de fay joxe feebar yu bëri def lit sax fa am feebar nit du caaxaan de seetal nit ki deretam ji bon te doo man ku ne nga seet deretam booy laalanteeg téeméer nit doo ko mën nañ leen oytu rek daal lekk-lekk yu baax te def suñ bopp nit yee maa ngi dagg live bi ngeen nekk si jàmm okay I have to go now jërëgeen jëf thank you I have to end the live now have a good day see ya next video bye I might come back later on when I'm eating I don't know but I'm still gonna do video eating or not because I have to sell my product anyway so I'm coming later on okay see ya until then danaa ñëw si kanam bu may jaay bye nekk leen si jàmm bye bye yal na yàlla maye fanu guddi wér gi yaram waaye yàlla bay sa tool nga protect sa bopp def li nga war a def gëm sa bopp oytu bu risque yenn yi bul dugg si yenn yi incha allah yàlla baax na yàlla may wërsëg bu ñu jig barkeel njaboot yi ñun ñëpp ñu fekke ko xamul yàlla may la njaboot yu baax te jig la kuy wut lu baax lu ne yàlla na ko xam lu manti do ci àddina jërë ngeen jëf ok bye ba si kanam bye